30 minutes de l'émergence d'émission bu yees numéro bu njëkk ñu jagle leen ko fas yéene waxtaane lépp loo xamante ne mbébét la bàyyeekoo ci njiitum réew mi di le président Macky Sall yéen a ngi koy fàttaliku mois de mars bi ak bii ñu génn ci émeutes yi fi amoon moom président Macky Sall taxaw ni dégg naa leen woo nag ndaw ñi ci benn conseil présidentiel bu mag boo xam te mu ngi ko amee woon fële ca Diamniadio foofu la yëkkatee ay kaddu mbébét bi mu amee jëm ci ñetti at yu ñu jëm ne dina dugal ci lu tollook ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards jagleel ko ndaw ñi ñu taxawal nag ay pôle emploi yoo xam te loolu ko tax a jóg liggéey boobu nag jëm ci pôle emploi yi fan lañ ci toll fan la yóbbu ndaw ñi ci mbébét boobu nga xam ne président Macky Sall am na ko ci waral ba numéro bu njëkk tey ci seen émission 30 minutes de l'émergence ñu ci dalal ki nga xam te ne moom mooy coordonnateur pôle emploi département bu Ndakaaru di Souleymane Baldé tey nag mooy sunu gan ndax capitale bi di Ndakaaru faaw nag ñu tàmbale fii mën a nag yaatal ci 46 départements yi nga xamante ni fu ci nekk samp nañ fa li nga xamante ni mooy pôle emploi yi liggéey bi nag nan lay doxee lan la ñuy xaar ci ndaw ñi bëgg a am xëy naka lañ leen tàggatee bañ jotee ci fan la ko nguur gi fas yéene yóbbu ñi ko jiite également liggéey bi fan lañ ci toll loolu moo tax a jóg li nga xamante ni mooy 30 minutes de l'émergence kon nag du ma ci wéet ginnaaw gan gi ñu am ñu fas yéene waxtaane fànn woowee ki ma ci àndal jamono bu nekk te da ngeen koy faral di gis ci plateau bi ndax am na solo wax naa ko sànq jigéen ñi dañ cee am responsabilité it ak part bu rëy waral ba ki leen fii teewal nag jamono bu nekk mooy Sophie Sow di sama chroniqueuse bi nga xam te ne nañ faral di ànd ak moom ci plateau bi ci ay commentaires waaye it ay laaj jëmale ko ci nga xam te ne mooy sunu gan Sophie maa ngi lay nuyu bu baax am naa mbégte ànd ak yow ci plateau bi. Ousmane maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokk internet yi di nuyu suñu gan di ko dalal jàmm ci suñuy plateau et puis di wax ne nañu waxtaanee loo xam ne aussi yaakaar nañu dañu waxtaanee loo xam ne dina amal njëriñ askan wi. xam naa ci dara de xam naa ne yaa ngi koy bàyyi xel ay laaj yu jëm ci. waa banlieue bi ak jigéen nee naa ko day naa la sonal ndax banlieue laa jógee. am na solo dinañ ci ñëw léegi incha allah ci kanam Souleymane am nañu mbégte dalal ak. jërëjëf kontaan naa trop si dalal bi ngeen di dalal maa ngi di jaajëfal si seen di rafetlu émission bi également mais du nuyu téléspectateurs yëpp di leen wax ni que man mbégte bu rëy laa àndal si toog fii tey ngir mën a layo wala waxtaanee tey li nga xamante ni moom la ñu dénk ci wàllu programme bi nga xamante ni moom la yor muy le pôle emploi. le pôle emploi ci la ñuy tàmbale maa ngi wax sànq historique bi mois de mars daaw la woon daanaka léegi ñu sóobu ci mois de mars muy 1 an bi ko président Macky Sall annoncé fan ngeen toll ci liggéey boobu jamono ji. waaw comme ni nga ko waxee peut-être man damay jàpp ni sax peut-être du mois de mars. parce que tey boo xoolee bu fekkee wàllu jàngat la en tant que jeune sénégalais. yaakaar naa ni lancé nañ campagne nañ décoru assurer employabilité insertion ak financement des jeunes laata sax mois de mars di am dafa lay fekk ni que rek mois de mars dafa nekk benn mois de rappel boo xamante ni le président jël na ci initiative. tey waxtaan ci ak ndaw yi fas yéene jàkkaarloo ak ñoom ne leen ni que am na li ngeen laaj ci li ngeen laaj dégg naa leen donc dinañ ci gën a taxawaat boobu noonu moo waraloon mu joxe ay ndigal kuréel yi tas ci biir réew mi déggante ci ay CDD ak ay CRD ñu daje joxe ay orientation ci orientation yooyu noonu ñu joxe ci la benn programme tukke programme bi mu ngi tudd le programme d'urgence xëyu ndaw yi donc programme bi nekkul loo xam ne dafa jóge ci état central wàcc ci communauté yi ay association ñoo daje ay bàjjenu gox ay organisation communautaire de base ñoo daje waxtaan ni lii kat buñ ko defoon am nañ yaakaar ni que ci wàllu employabilité insertion financement formation des jeunes dina mën a soppi xar kanamu réew mi donc ci loolu noonu la ñu tënku pour mën a doxal le programme d'urgence donc biñ fi ci toll jamono ji waaw rien que département de Dakar laata Sophie di ñëw ci laaj yi. waaw rien ci toll waaye. rien que département de Dakar bi ñu installé ba léegi yaakaar naa mat ci 7 mois peut-être la yem donc bi ñu installé ba léegi toog nañ ñu ngi lëkkaloo ak structure yi nga xamante ni ñoom la ñu jébal ci biir le pôle emploi ñu ngi recevoir demandeurs yi mais ñu ngi leen di orienter également ci structure yi nga xamante ni ñoom ñoo habilité pour traiter seeni ay demandes donc pour assurer tamit l'équité territoriale structure yi bu ñu traité demande ba pare dañu koy jébal ndax ñoom structure aspect technique bi la ñuy gérer. bu ñu ko jébalee le dernier mot revient au pôle emploi avec son directeur qui est le préfet donc ñu ñooy toog en comité ñu mën a joxe kàddu bi mujj ci
laaju ndaw yooyu noonu. ñaata ngeen ci tollagum ci yi ngeen jotee recensé ci ay dossiers. bu dee ci formation. ci département bi ñu ngi ci toll ci formation académique diplômante longue durée ñu ngi ci toll ci 2796 demandes. yi ngeen jot a traité. waaw yi nga xamante ni jot nañ ko traité. donc fichier la boo xamante ni jébbal nañ ko structure yi nga xamante ni ñoom ñoo ci war a taxaw. am na pàcc boo xamante ni jébbal nañ ko ki nga xamante ni mooy di 3FPT. mooy le fonds de formation professionnelle et technique. donc ñoom ñoo koy traité bu ñu ko traité ne ñun kat ci li ngeen ñu jébal am nañ ci kàttanu ak lii respecté na suñu charte yi nañ ci financé nangam ñu jébalaat ñu ko ñu mun a lëkkale ak commission bi pour mun ko attribuer. jëm tamit ONFP tamit dox na si ay jéego parce que jox nañ ko benn pàcc ci fichier bi moom mi ngi koy traité. donc su paree traitement bi également daf ñu koy jébalaat ne ñu pare naa pour accompagner si nangam. si délai wu nangam ak nangam. et Sophie amoo impression que ni dafa néew ndaw ñi génnoon di laaj xëy. fi ñu ci toll nii on nous parle de 2000 et quelques yu ñu jot a traité. pour un début c'est bon parce que nee na depuis 7 mois la ñu installé fii ci département de Dakar voilà. loolu la depuis 7 mois wala ci Sénégal yi 46. non ci xam nga pôle emploi décret moo ko teg. donc ci décret boobu noonu bu ñu sampee laaj ci yenn pôle emploi yi ñuy teg boobu ba léegi. ñi si gën a mag peut-être weesuñu 7 mois. donc ci 7 mois yooyu lañ toll wala moins de cela. donc ci loolu la. man li ma bëgg a xam mooy nan ngeen di def ba atteindre cible bi c'est-à-dire naka ngeen di def ba dem ci ndaw ñooñu informer leen parce que pour man affaire bi manqué na tuuti information. effectivement mais xam nga le pôle emploi comme ni ma koy waxee dafa nekk structure boo xam te ne structure ndaw yi la. c'est les jeunes c'est pour les jeunes mais par les jeunes parce que ay ndaw ñoo ci nekk sànq maa ngi ko doon rappeler. mooy ni que tey boo xoolee pôle emploi ci 46 départements yëpp ndaw yi fa nekk ils ont moins de 30 ans. donc ñoom dafay yomb ñu dem ci seen ay morom ndaw naka lañ koy defee ci ay jumtukaay la. bi ci jiitu déjà ñun ñu ngi remercier ki nga xamante ni moo di le directeur de l'ADIE. parce que teg na quand même waaw Cheikh Bakhoum teg na ay jumtukaay yu xarala. ci espace Sénégal service yi nga xamante ni foofu la ñu loger le pôle emploi donc tey pôle emploi yi am nañ seen ay page Facebook parce que jeunes yi ci page yooyu la ñuy gën a nekk. am nañ seen ay page yi nga xamante ni mooy page TikTok pour jeunes yi mun fa dem gis opportunité yi déjà contacter le pôle emploi ñu mun a jël seen ay demandes pour mun koo traiter. beneen bi également am na li nga xamante ni mooy le guichet mobile. guichet mobile bi dafa nekk benn guichet boo xamante ni dafay déplacé wu dem ci biir communauté bi par exemple boo jëlee le département de Dakar les 19 communes le programme. dina jël benn week-end bu nekk jagleel ko benn commune bu nekk. yendu fa saafonteeg association yi saafonteeg organisation féminine yi saafonteeg entité économique yi fa nekk yépp wax leen opportunité yi am ci pôle emploi ngir ñoom ñu mun ko saisir. ñu defaale tamit benn journée d'enrôlement ci yenn opportunités yi nga xam te ni dafa nekk opportunité yu existant au moment T. beneen bi mooy les relais communautaires parce que gis nañ ni que tamit pôle emploi bu ñu ko fi tegoon kese ñu toog fi ñu toog ca Colobane daanaka du ñëpp ñooy mën a am yitte wala yëg-yëgu ñëw vers le pôle emploi. donc pour nit ñi tamit gën a mën a jot information ñu jël initiative teg dans les 19 communes ay relais communautaires ñu xool ay jeunes yoo xam te ne dañuy njaxlaf ci wàllu association yi ci wàllu taxawu seen gox. ci def ay actes posé ko ñu xam ni que ñii amul parparloo amul dara ñii gox bee leen ñor. ñu tànn ci ñooñu noonu waxtaan ak ñoom former leen ñu nekk suñu ay relais représenté ñu fa di ñu jébbal ay base de données wax ñu ni que sama goxkat man ci nangam la ñu toll ci wàllu employabilité ci nangam la ñu toll ci wàllu financement am na nangam café cantine café am na nangamu jaaykatu ndékki am na nangam ak nangam ñii ñoo ci am kayit ñii ñoo ci amul kayit ñu jël répertoire boobu noonu. ñu mën cee liggéey ak structure yi nga xamante ni ñoo ci compétente. xam naa Sophie di nga ñëw parce que lu jëm ci wàllu jigéen ñi am na ci pàcc boo xamante ne dina la soxal mais man 2000 yi laa bëgg a taxaw. est-ce que liggéey bi ngeen liggéey mooy wane ni bu ñu jëmee ci structure war leen financer forcément dinañ am financement dossier yoo xamante ni wóor na leen ni traité ngeen ko comme ni war bu ngeen ciy fekk xeetu projet yi dafay jëm ci yenn secteur. waaw 2000 yi ma wax dafay baax tamit ñu rappeler ni que 2000 yooyu ci wàllum formation comme ni ma la ko waxee. ci wàllum formation diplômante longue durée la loolu li jëm ci pàcc bi jëm ci formation ndax pôle emploi dafa may pàcc. am na formation am na financement am na employabilité insertion donc ci wàllum formation ci loolu lañ ci toll mais ci wàllum employabilité également opportunité d'emploi yi mi ngi ñëw ndax bu ci yàggul ci dara rek
Promoville di benn structure bi nga xamante ni ci structure état la bokk. bu nekk ci biir programme d'urgence war a joxe ci dooleem pour ndaw ñi am xëy dafa jébbal benn fichier bu 1000 opportunités d'emploi pour le pavage donc ci 1000 opportunités d'emploi pour le département de Dakar ñun def nañ li ci war pour respecter l'équité territoriale. tas nañ ko ci sous-préfecture yëpp am beneen ruche boo xamante ni dafa toog ci pôle emploi ñu waxtaan ak ndaw ñi ñu ñëw donte dafa nekkoon ci benn période bu xaw a sensible comme ni ma ko waxee sànq mu nekk benn période électorale. En général nit ñi boo demee ak si ñoom si ay opportunité rek. ci période électorale dañ koy xaw a gisee neneen. voilà dañuy yaakaar ne affaire de politique. voilà moo tax it nous y sommes allés de manière très scientifique. dañu contacter association yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu ndaw ñu waxtaan ak ñoom de manière décentralisée ñu waxtaan ak la communauté yéegal opportunité bi donc ñoom ñu jox ñu une base ñu traité ko convoqué leen de manière personnelle nit ñi ñëw def benn entretien ci biir entretien boobu noonu ci lañ lay jox benn fiche d'engagement nga engagé wu ñu jël fiche bi jébal ko Promoville mu assurer l'aspect technique comme ça ñu. d'accord mais Sophie est-ce que vous avez le sentiment que ne communication baa ngi jàll. waaw moom ci loolu laa bëggoon a ñëw parce que li ma bëggoon ko laaj ko mooy est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes trop formel est-ce que du ngeen génn tuuti ci informel pour mën a atteindre peut-être. maanaam dem ci Sandaga. dem ci jaaykatu ñi jaay café. grand place yeeg. mooy relais mooy kiiwu relais yooyu ngay wax noonu. tey bu fekkee ñoom dañu wàcc ci terrain bi duñ doon benn duñ doon ñaar parce que am na ñoo xam ne tamit seen connexion bariwul. mënuñu ci toog di documenté wu comme ni nga koy waxee de bëgg nañu. mais xamuñu fan la ñuy jaar est-ce que du ngeen wàcc tuuti ci formel bi dem ci manière informelle. ñun boo xoolee informel ñun mooy suñu domaine. parce que tey boo xoolee quoi qu'on puisse dire au Sénégal aussi secteur informel bi daf fi am doole. daf fi am doole ba nga tax ni que dafa am doole pas économiquement mais dafa am doole ci wàllu dayo ci wàllu tolluwaay. donc bu dee dañu bëgg mu am dayo comme ni mu amee dayo ci wàllu tolluwaay économiquement bu ñu ko bëggee noonu mu amee noonu dayo il faut ñu accompagner ko il faut ñu organiser ko il faut ñu jox ko accréditation yi ci war ak formation yi ci war pour mu mën a dox donc ñun ci loolu la ñuy dox moo waral may la le guichet mobile dafa nekk benn guichet boo xamante ni day déplacé wu ñun am nañ programme comme ni ma la ko waxee dañuy saytuwaale sax liggéeyu relais boobu noonu parce que bu ñu demee fekk ji relais bi moom point focal la rek daf ñu orienté mais tey par exemple ma jox la benn exemple bu ñu demoon commune bu mel ni Médina du ñu génn commune bi te dugg ñu marché Tilène que demuñu Soumbédioune demuñu Mbakana demuñu Rue6 ci jaaykatu yàpp bi donc dinañ dem fépp fi nga xamante ni ndaw mi ngi fa wala jigéen mi ngi fa di def activité économique bu ko mën a indil dara ñu mën a waxtaan ak moom ci naka lañ ko mën a dimbalee ñu mën a waxtaan ak moom ci yan opportunité moo am pour mu mun ko jël téye ko mën a ñoñal ay bagaasam doxal ko ba mu mën a jëm kanam donc ci loolu yëpp nañ ci taxaw donc loolu ci guichet mobile bi buy dox loolu dina ci mais justement ci wàllu opportunité yooyu nga wax ci secteur d'activité yooyu nga xam te ne ku ci nekk mën nga génn sa koñ gis ko wala nga dox fu sori gis ko opportunité yi ngeen di wax lan la maanaam nga fekk kuy jaay yàpp ci niñ ko xamee table la yor di jaay kooku tey lan nga ko mën a wax ne ko li nga nekk nii mën nga ko suñ la accompagner mën na chiffre d'affaires bi nga am mu doubler ko wala mu tripler ko. lan lay soxla. effectivement parce que dama doon joxe benn exemple. ci benn séance may leen pôle emploi dafa mel ni urgence. tey boo ñëwee ci urgence tey médecin d'urgence bi dafay def diagnostic ci sa yaram. xool lan mooy gàkk-gàkk bi bu dee da nga ñëw amee hypertension. da lay yóbbu ci orienté la ci médecin bu spécialisé wu ci loolu mu fajal la loolu bu dee da nga def choc ci oto nga ñëw orthopédiste bi dina ci am yoon radiologue bi ku nekk dina ci am yoon ba nga am sa wér-gu-yaram bi ci war pôle emploi noonu lay def mu koy defee mooy comme ni nga ko waxee bu ñu ñëwee gis ni que da nga nekk ndaw nekk ci gox bi di yëngu ci activité économique di jaay yàpp am sa table ci sa angle koñ dinañ ñëw déjà wax la ni que li ngay def activité économique bu baax la bu ñu reconnaître la mais mën nga ko formaliser. naka nga koy formaliser ñun dinañ la jël en partenariat ak chambre de commerce ñu jébal la chambre de commerce def li ci war yépp chambre de commerce jébal la ay accréditation jox la NINEA jox la registre de commerce par rapport à l'hygiène ñu yóbbu la ci service d'hygiène kayit yi nga war a am ba nga xam te ni ñëw dina sonal ci wàllu kayit wala di la fayeeku nga am ko nga téye ko. parce que gars yi bu ñu gisee dañuy gratuitement bu impôt duggee rek ñu daw. voilà léegi beneen bi nga xamante ni moo si topp mooy.
dañuy ñëw xool sa chiffre d'affaires lan la ñu boole la techniciens yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ANPEJ ñu saytu li ngay jaay ak li ngay jënd ci naka la toll bu ñu ko bëggee yokk ba nga xamante ni yow mii di jaay non seulement dina am yokkute mais di nga mën a parce que c'est ça le challenge ngay jaay non seulement mais nga mën a yokk keneen employabilité nga créer emploi naka lañ koy defee dinañ xool bu dee amoo ko ñu defal la benn business plan changer table bi def ko kiosque wala def ko bâtiment def ci ay jumtukaay def ci machine à couper à viande def ci mouloir peut-être pour boo bëggee def hachette. Et tout ça vous le faites gratuitement. Tout c'est un accompagnement avec les structures. Ah d'accord. tey structures yi ñoom la ñuy jébbal ne leen tey kii utal nañ ko documentation. ñu defal ko yóbbu ko ci ANPEJ ak chargé de clientèle spécialisé yi. ñu defal ko business plan bu ñu ko defalee business plan ñu jébbal ko ki nga xamante ni moo di DER wax ni que diwkat mi ngi ci activité économique depuis telle année mais activité bi non reconnue la. activité bu informel loon tey yóbbu nañ ko ci formel am na business plan. bu ñu ko jàppalee ci somme bu toll ci nangam ci business plan bi dina mën a créer 2 ba ñetti emploi donc foofu DER dafay ñëw taxaw jébbal ndaw bi parce que dina am garantie de remboursement jébbal ndaw bi financement pour ñu xamal ni ko ne yow structure économique reconnue par l'État nga am nga kayit am nga adresse am nga fu ñu la mën a fekk donc dinañ la boole ak ay SFT pour ñu mën la accompagner. c'est important xam naa ne loolu mooy waral tribune bu mel nii nga xamante ni communication lay doon autour de ce projet là nga xamante ni dafa soxal le président Macky Sall di xëyu ndaw ñi di leen fàttali yéen a ngi seen premier numéro seen émission di 30 minutes de l'émergence ñuy dalal ki nga xamante ni mooy coordonnateur pôle emploi département bu Dakar di Souleymane Baldé ànd ceeg également sama jigéen bu baax bi di Sophie Sow xam naa ne moom lu koy intéressé bokk na ci jigéen ñi soo xoolee département bu Dakar marché au poisson boo demee 5 heures du matin 4 heures du matin jigéen ñi nga fay fekk. beneen bi ma gën a impressionné te souvent duñ koy tudd mooy ñiy wuli dar ñu leen woowee les tanneuses. soo demee Géejawaay da nga leen di fekk ci conditions yoo xamante ne man yàlla dimbal na ma dem naa fa def ak ñoom ay gëstu mais ci ay conditions yu doy waar la ñuy liggéey te liñ ci séntu rek mooy am benn autonomie. xam naa pàcc boobu la intéressé la jigéen ñi ci wàllu autonomisation ci projet yi ñuy wax ni ñu def ba gis si seen bopp. effectivement lu ma intéressé la parce que li ngay wax nii yëpp tant que demoo peut-être au fin fond ci banlieue bi wala nga dem ailleurs maanaam ailleurs hors de Dakar doo gis li muy wax nii. parce que y en a qui travaillent ay jàmbaar lañu mais dañuy liggéey ci ay conditions yu xaw a tar nga gis koo xam ne dafay toog ci naaj di liggéey expliqué nga ko mais am na si ñoo xam ne ñi nga xam ne ñu jàngul mosuñu def école soo ñëwee nga proposé leen par exemple protocole bi nii est-ce que dinañ ko topp pour mën ko def est-ce que tamit xalaatu leen ngeen gën a wàcc affaire yi. gën ko allégé waaw gën ko allégé mooy sama première question ci côté boobu. beneen bi mooy dangeen ne bu ngeen wàccee ci gox da ngeen dem seeti da ngeen dem préfecture da ngeen dem fële dem ci bàjjenu gox bi may laaj est-ce que bu boobaa séddale bi du doon séddale bukki njuur sàmba. waaw lan mooy bukki njuur sàmba dama ko leer bukki bi njuur bi sàmba lépp ci bukki la jëm dellu ci bukki. non ñun moom comme ni nga ko waxee si bu jiitu mooy ndax dina mën a ndax ñi ko yeyoo nañ ci mën a jot loolu yaakaar naa programme bi ni mu bindoo rek leeral na ko boo xoolee programme bi dafa am ay critères par exemple boo xoolee da nga ñëw ñu ne ci wàllu formation bi ñu def benn barème d'âge ñu ne bu tollee ci 35 ans wala ci 40 ans duñ ko mën a ti jël mais ñu ne jigéen ñi ci financement tamit ñu ne bu yeggee wàllu 40 ans ci góor ñi fu mu mënti jógee ante bu mu ne duñ ko mën a jël duñ ko mën a accompagner ci financement pour loolu waaw parce que dañu toog économiquement ñu gis ni que ku dem ba peut-être nekk ci 40 ans nekkul ci benn entité économique yënguwu ci bu ñëwee d'un seul coup bëgg yëngu ci benn entité économique apport bi mu war a am ci communauté bi dëgg du ko ci am par contre ñu gis ni que ci jigéen ñi ñoom amul barème d'âge par exemple boo génnee léegi ci angle bi di nga gis benn mère bu am 45 ans 55 ans day yenn benn lekketu cere bu 25 kilos ñëw teg ko jaay ko ba mu jeex ñibbi donc ñun moo tax ñu ne ci programme d'urgence yëpp ci programme ci pàcc yi nekk ci pôle emploi bi yëpp amul benn limite d'âge pour les femmes. Pour les femmes et pour les hommes seen limite d'âge lan la. 40 ans donc pour les femmes. parce que gars yi tamit mën nga leen financer. sama gars yi dama leen bañ a tudd ñu dem takkee ko ay ñaari. waaw xam naa yooyu lañ ci doon ragal comme yooyu lañ ci doon ragal comme ni ma la ko waxee loolu dañuy delluwaat peut-être ci ginnaaw ci lu waral
li tënk programme d'urgence mooy communauté yi du état moo ko imposer communauté yi communauté yi ñoo ko waxtaanee ça c'est une réalité des communautés ñu gis ni que bu ñu ñëwee ci communauté bi tey boo jëlee ci ñiy yëngu ñiy xëy 5 heures du matin di xëy di yëngu dans le secteur informel boo jëlee bu dee 50 35 yi wala 37 yi ngeen baal ma ay jigéen lañ ñi ci des ñooy ay góor bu dee le secteur informel donc ñu gis ni que ñii warul am benn restriction ci programme bi pour mu léger nag ñoom démarches yi ngay wax ni yëpp ñun dañ leen ko yombalal xam nga bu njëkk da nga doon demal sa bopp ci chambre de commerce pour amay accréditation pour amay reconnaissance léegi il suffit que nga ñëw signalé wu rek ci pôle emploi ni ma dama bëgg def telle activité économique wala maa ngi def telle activité économique ñun ñooy enclenché procédure d'accompagnement yow li nga xamante ni mooy le strict minimum certificat de résidence photocopie pièce d'identité ñu mun la si loolu mooy début démarche bi le reste ñun ñoo koy def en contact avec les structures concernées ba nga jot sa këyit mu fekk si la nga toog nga gis ni que lii sama këyit la sama tur moo ci nekk donc ci wàllum financement tamit lépp loo xamante ni mooy li nga war a am comme taxawaay pour mën a jot sa financement ñun ñoo koy ñëw def si ak yow bu dee entité regroupée yi la yi nekk ci gox yi ñun ñoo ñëw fekk si leen wax les structures yi nga xamante ni mooy les structures permanentes du pôle lu ci mel ni 3FPT tey ñoom tamit di rafetlu seen taxawaay parce que quoi qu'on puisse dire ñu ngi teg ay programme yu am solo ci réew mi ci wàllu accompagnement ak formation jeunes ak famille donc bu ñu leen jébbaloon tey ñoo leen tey par exemple ci Grand Dakar am na 50 benn femme benn GIE bu 50 femmes yoo xamante ni ci transformation céréalière la ñuy yëngu mais am na machine tey benn machine de transformation xam ni maîtriser wuñ ko dañ ko bëggoon maîtriser donc ci semaine bi ci topp ñoom dinañ jébbal li nga xamante ni mooy les formateurs accrédités ñu déplacé wu ci communauté bi dajaloog femmes yi former leen ba ci ku nekk ci ñoom ñu évaluer la xam ni que maîtriser nga machine bi ñu jox la non seulement raaya bi mais nga xam ni que yow ñii mu wóor ni que yow pare nga pour opérationnel sur le terrain tey bu ñu leen jébbaloon machine bi yéen ñëpp di ngeen ko mën a utiliser pour séddoo bi tamit boo gisee tamit ñu teg ko ci préfecture yi nit ñi dañoo ragal bu ñu ko tegee ci mairie yi peut-être li ngeen doon wax mooy bu kii mu am si loolu mais yàlla dafa def ni que ingénieur gisité wu programme bi dañ ñëpp dañ toog ni que nañ ko jox ñi nga xamante ni mooy l'administration territoriale mooy ni que régime bu ñëw ñoom ñoo fi nekk quoi qu'on puisse dire bu amee première élection ñoom ñi ngi liggéey ça c'est les préfectures et les sous-préfectures donc ñoom ñoo fi nekk c'est eux qui assurent l'aspect de veille ñun tey bu ñu demee ci benn même bu ñu nee état sax ñoom ñoo koy jëm. voilà ñun bu ñu demee toog tey ci benn gox laataa ñoo dugg tey dinañ dem ci sous-préfet moom mooy ànd ak ñun dem ba ci maire ne monsieur le maire telle structure état wàcc na fi amoo ci benn dogal budul nga bàyyi xel ci li ñuy doxal. bu ñu paree ñëpp toogandoo en plénière ñu wax ni que lii lañ fi jëlee. lii ak lii lañ fi def xam naa ne il nous reste moins de 5 minutes puisque 30 minutes de l'émergence la ñu wax déjà département de Dakar ci 150 milliards ci at bi ñaata lañ ko ci tibbal ak tamit bu programme bi di avancer naka ngeen di mesurer impact bi que ni jaaykatu yàpp beeg jaaykatu jën beeg ñeneen ñi yeneen jeunes yi ngay wax ni jànguñu te war nañu mën a gis seen bopp ci wàll wi ngeen yëg ni kat impact bi ñu doon bëgg am nañ ko ci nu ngeen koy mesurer yooyu yëpp. waaw ci 150 milliards yi dañ koy répartir dans les 45 départements. Oui. Département bu nekk am wàllam ci wàllum fonctionnement. 46 départements voilà donc li nga ci jot a xam mooy ni que tey structures yi ci boppam parce que structures yi tamit ñoom laata pôle emploi di ñëw laata programme d'urgence di ñëw ñoom dañ doon yëngu ci wàllu woowu noonu mais léegi dañ leen centraliser pour ñu gën a mën a efficace. ci guichet unique bi mais pour ñu bañ a am ay doublons tamit parce que tamit bu njëkk daan nañ gis ni que benn Massamba day dem ci ANPEJ mu impacté ko mu dem ci 3FPT pour le même besoin mu impacté ko. mu dem ci DER mu impacté ko te du am benn traçabilité. Maintenant cette centralisation des fichiers dafa waral ni que tey boo ñëwee ci pôle emploi automatiquement sa tur dugg ci fichier bi rek dinañ xam ndax jaar nga fenn wala jaar fenn ndax jot ngaa mos wala jotoo mos. donc su ko defee ñu ne rationnellement yow doo nekk priorité. wala da ngay nekk priorité wala bii moo adéquat léegi ci yow. donc su ko defee ñu mun koo doxal. beneen bi mooy impact économique bi ñu ni ko lañ koy naka ñu koy saytoo mooy ci tey ci enrôlement bi lañ koy xoolee. par exemple bu ñu xoolee ni tey ñu ñëw ci SICAP. ñu gis ni que amoon na ci au total
dans le secteur informel si jaaykatu yàpp yi wala jaaykatu gerte yi toll nañ ci 150 léegi ci 150 yooyu noonu ñu gis ni que 125 yi reconnaître nañ leen 125 yi ñu ngi ci benn mesure d'accompagnement financier leen jot seen financement wala jot nañ ko donc su boobaa dinañ mën a toog ñu ne tey le programme d'urgence accompagné na 125 personnes bañ jot ci seen ay accréditation formelle léegi bu ñu paree jébbal nañ leen seen financement ñii ñoo ci commencé exécuter ñii ñoo ci commencé rembourser su ko passé ñu def le tout tamit dina am évaluation parce que comme ni ma ko waxee il y a de cela bu ñu amee 3 mois def nañ suñu bilan trimestriel un rapport trimestriel boo xamante ni préfet moo ko signé ñu jébbal ko jox ko les ministères sectoriels ñu mun ko xool ni kat ñii bu ñu toogee ba léegi ci 3 mois yi lii lañ fi jot a jébbal lii lañ fi jot a jébbal telle structure moo jébbal nangam telle structure moo dox tel jéego ci nangam ak nangam. mais justement ci côté évaluation boobu dafa am solo souvent daañu am projet yu am solo président dina ci waxaat ci joxe ay instructions mais ci faisabilité bi dañuy am problème boobu mooy évaluer soo fi fàttali ko même waa DER ñoo fi yëkkati woon seen 4P yi surtout remboursement gars yu bëri jotoon remboursé ba fii est-ce que am nañ même recouvrement yi ma daan déglu mu ji daan mujjee wax mi taux bu faible la. non man li ma ci côté bi ma bëgg a laaj mooy su ngeen accompagner jeune bi wala femme bi ba mu àgg ba ngeen jox ko financement defal ko lépp est-ce que da ngeen di continuer di ko accompagner di xool ba xam li ngeen ko tegal moom mu ngi koy doxal waa wala déet. bien sûr loolu mooy ton sax parfois dañuy ne suñu première rencontre ak cible yi. day nekk rencontre bu métti. parce que nga peut-être dañ koy nangu on est des Sénégalais. Sénégal dafa bëgg lu gaaw te tout processus rapide parfois n'est pas bon. donc tey bu fekkee da nga ñëw rek comme ni nga waxee ñu ñëw nga ni damay def càq-càq ñu jox la benn somme bu 700000 ne la jëndal moto soo moytuwul si tu n'es pas encadré financièrement da ngay lekk 700000 yi. loolu moo waraloon DER doon kaas. parce que toog leen fi benn période nit ñi di kaas amuñu financement dama bëgg def càq-càq dama bëgg ñu jox la dans le fichier d'évaluation bu ñu xoolee ñu gis ni que 100 jeunes ci 100 jeunes yi nga xamante ni jox nañ leen pour ñu def càq-càq accompagner wuñ leen pour former leen. bu ñu leen joxee 75 yëpp kenn commencé wu ci remboursement. daf ci bari. donc loolu moo lay won ni que peut-être ñun aspect bi ñuy jiital. mooy l'aspect formation l'aspect accompagnement l'aspect suivi et évaluation. moo ci ëpp solo que l'aspect financier bi ñu lay jox. par exemple ñun laata ñu la koy jox dinañu wóor ni que yow di nga maîtriser amortissement. par exemple tey bu ñu la joxee financement wu tey ñu jox la 300000 nga jënd benn moto bu 250000 par exemple moto yi ñuy wax Saraba. nga jënd si benn 300000 nga téye sa 300000. léegi yow boo ñëwee boo fekkee da nga verser sa bopp ñun dinañ ko xam dañuy ñëw di saytu dañuy ñëw di am laaj ak yow dañuy ñëw di waxtaan di daje ak yow dina moto bi lan moo ci nekk lan nga ci réaliser lan nga ci def nga ni verser naa ba tolloog nangam am naa nangam par jour sama chiffre d'affaires par semaine maa ngi verser 4000 francs sama bopp par jour samedi ak dimanche maa ko moom donc le mois boo xoolee bu ñu quantifier di nga mën a jëndaat beneen moto di nga mën a delloo ba amaat beneen financement bu ëpp doole bi nga njëkkoon am mais aspect suivi et évaluation boobu ak aspect formation boobu noonu maanaam ñu tënk ndaw ñi ci ay kuréel yi nga xamante ne dañuy xam ni que man loxo mi ngi sama kaw. mais nag Sénégal lañu ne war nga ko sànq. te et puis ndaw ñi rek ñu formé ko war yëpp ba nga kii nga jox ko mu def leneen. mais dañ lay topp. topp boobu noonu lan ngeen ci jublu laa bëgg boo demee ba gis ni. mu ngi jubal premier mois deuxième mois troisième mois parce que Sénégal lañ nekk il faut ñu xam na la ñuy xalaatee. waaw mën nañu commencer premier mois deuxième mois fekk na waxuma ay 300000 rembourser 300000 du dara mais je veux dire am na ay montants yoo xam xëy na mën na yegg ba moins de 5 millions. mais am na ñoo xam ne mënuñu rembourser 300000 comme. remboursement parce que man du aspect jeunes yi sax moo ma intéressé mais suñu yaay yi ñoo gën a graaw ci ay financement parce que ñoom mën nañ la topp financement. et pourtant les chiffres ont montré que. ñoo gën a rapide ci remboursement. non surtout jigéen ñi sax parce que jigéen ñi am na ñuy ragal buy très sincèrement les chiffres ont montré ni que ñoom ñoo gën a mën a parce que quoi qu'on puisse dire il faut que ñu wax benn affaire. parce que aspect bi tamit ñu wax ko honnêtement mooy ni que Sénégal économie bi ni mu taxawee ni mu dëgëree dëgg-dëgg ci loxo jigéen ñi parce que boo nekkul sur le terrain doo ko xam ñoom ñoo ko yor te ñoom boo leen dugalee ci mécanisme de financement am na yëg ak sac bi ñuy am boo xamante ni dina leen diis
ñu bañ a dem di fay. donc dañuy dem fay rapidement surtout que bu leen leeree ni que bu ñu fayee. beneen bi gën a am doole dina am. pour ñu mën a yokk seen entrée économique. donc loolu dañ ko si teg les nanocrédits en sont la preuve formelle. boo demee tey marché aux poissons bu njëkk ñoom les femmes dañ doon dem ci ay peut-être pour bañ a tudd tur wala stigmatiser ay ñeneen étranger yu jógee feneen yor seen ay koppar yu takku toog di leen lebal ngay dem jaay jën ñëw saay boo ñëwee bu ñu la lebalee 25 000 nga teg ci 5 000 fay leen muy 30 000 5 000 francs par jour c'est un versement lourd ñu teg fa le point nano crédit mooy crédit bu ndaw bi tàmbalee ci 10 000 ba ci 300 000 boo ñëwee ne da nga bëgg a dem jëndi jën gaal bi taxaw na nga ñëw soo toogee da ngay dem si le point nano crédit bi nga xam te ni DER moo ko fa teg nga laajte nga ni 50 000 laa soxla 100 000 nga dem la journée ñu jox la 100 000 nga dem jaay delloowaat 100 000. kon yow bu ñu la déggee mooy ni laata Sophie di ñëw mooy ni yéen jàngat ngeen wàcc ngeen ba xam réellement dans le département de Dakar activités yi ngeen jàpp ne xëy na mooy gën a dox ak aussi ñi nga xam ne peut-être ñu ngi góorgóorlu ñu ngi jéem mais xamuñu bunt yi yooyu yëpp da ngeen di xam yan ñooy gën a dox. waaw dañu xam te loolu xam nga la moo ñu ko yombaloo tamit nit ki da nga koy nangul mëninam mais nos structures qui sont là muy ci. ADIE boo demee ils ont une base de données excellente nga dem ci DER c'est la même chose ils se sont battus pour am base de données pour mën a wax ni que lii moo fi nekk nga dem ci DER nga dem ci 3FPT ku nekk si ñoom nga dem ci ONFP ANPEJ ku nekk si ñoom ak ñoom ADP ku nekk si ñoom am na maîtrise parfaite de son secteur donc léegi ñun li ñu def mooy ñu dem jege épaule contre épaule secteur économique yooyu noonu. par exemple wóor ñu ni que ndaw bi nga xamante ne dafa wax ni que dafay def lavage de voiture mu bañ a nekk sur si làmmiñ kese dañ koy teg si kayit lavage bi nekk biir këram ñuy dem di gis ni que kii mi ngi lavé ñuy dem di gis ni que ñu jàngal ni que yow da nga war a am cahier de charge entrée et sortie donc ñun ci vérification yooyu noonu yooyu la ñuy jël jébbal ko structure bi ne ko diw mi ngeen jox kat 2 millions pour mu def lavage de voiture moquette ak yooyu noonu cahier de charge am mi ngi nii photocopie yee ngi nii. activité yee ngi nii lii ak lii mooy rentrée lii mooy sortie. beneen bi mooy ci ANPEJ man def naa expérience waxtaan ci ak benn chargé de clientèle pour wax ni que structure yi am nañ moyen de vérification. benn jeune moo laajte benn accompagnement DER pour ne day def tailleur lay def mi ngi dafa nekk marché HLM dafa yor place am yor ay employé am ak yooyu noonu mais bi chargé de clientèle bi demee sur le terrain pour approuver le dossier technique. bu mu demee. fu ñu ko fekk mooy xam nga HLM am na ay magasins yu mag yoo xam ne dañu fay teg ay machines yu bëri nga ñëw louer machine bi la journée nga ñëw wàcc dem moom loolu la yor mais chargé de clientèle bu mu ñëwee saytu ko dafa ne ko mais yow lii du sa entité borom place bee ngi nii yow da ngay louer machine par jour te yow da nga ne da nga am magasin am ci say machine am ci say employés donc d'ailleurs financement bi ngay laaj ak financement bi ñu la war a jox. méngoowul ak activité bi ngay def. mu ne non dama bëgg tabax dëkk ba dama bëgg def nangam ak nangam. maa la ko wax. xam nga gars yi dañuy dugal bi donc aspect suivi évaluation boobu dañ ko ciy def dañ ci accordé importance bu baax a baax. alors Sophie xam naa li ñu cëraloon ci waxtu jeex na mais on aura l'occasion li ngay wax ni ñu vérifier ko parce que dina am équipe boo xam ne dafay dem sur le terrain xool le travail qui se fait te du ñàkk incha allah sax peut-être xëy na laataa ñoo pare dinañ mën a jox leen yenn ci ay images yoo xamante ne fekk ji woon nañu ñi nga xamante ne ñooy waa pôle emploi département bu Ndakaaru ngir xool un peu naka la ñuy dalalee ndaw ñi présenter leen un peu structure bi ñi nga xam te ñoo fay liggéey et tout Sophie du ñàkk am nga yeneen ñaar waaw yow bëgg dugal laataa ñu jeexale waa ñaara xam naa li ma ci am moom bari na trop dina am yeneen waa li ma bëgg a xam mooy xale bi nga xam ne amul benn formation jàngul école deful dara kooku lan ngeen ko dencal beneen bi mooy sànq ñu ngi waxu jigéen ñi mais wax nga protocole suivi beeg yëpp ba pare mais bu fekkee ni jigéen bi tamit ñëw na ci yéen bëgg ngeen accompagner ko est-ce que bu fekkee dafa amoon bor DER bu fekkee dafa amoon bor foofu est-ce que dina foofu di ngeen ko mën a accompagner waat. waaw bu ngeen ko bëggee accompagner comment cela va si bu njëkk mooy ndaw bi nga xamante ni nekkul ci benn mécanisme de formalisation ou de formation dafa bëri mais tey dañu rafetlu tamit suñu taxawaayu structure de formation yi pour bañ a tudd tur man dem naa si lu yàggul si évaluation ci benn école bu nekk fii ci Grand Yoff mais école bi dañu am benn classe boo xamante ni ndaw daara yi la ndaw yoo xamante ni dañuy yàgg daara ñëw amuñu benn formalisation dañuy ñëw xool seen aptitude ak seen bëgg-bëgg lan la ñu ne si électronique ñu accompagner leen techniquement ñu former leen
jox leen ay raay ñun suñu participation mooy ñëw au lieu seen parents yi di leen ko fayal formation boobu noonu dañuy interpeller 3FPT mu accompagner leen ci wàllu boobu noonu. beneen bi si topp mooy jigéen ñi mais par principe tey soo lebee DER ñoom boo commencé boo entamé fay rek da ngay nekk ci liste vert mais tant que fayoo ko yaa ngi ci liste rouge boo duggee ci plateforme di inscrire sax day tëb da lay wax ni que yow war nga fay te fayoo. donc loolu principe la. ki ñu xas a jot ba pare nag ba jox la ba financé la donc war nga mën a fay pour keneen ki nga xamante ni amagul mu mën a am. mais ki commencé fay nekk ci liste vert. waaw kooku dina mën na bénéficier wu waat ci beneen. accompagnement la koo xam ne ci processus bi xam nga kooku ñu ci biir processus bi. processus bi bloqué wul ci moom. mais ki bloqué la ñu wax. mais ki bloqué wul moom kañ du am. ngaaj en tout cas ñu ngi lay gërëm bal dañu bàyyi na nga tàgg. waaw man maa ngi leen di gërëm bu baax. di leen sant ci dalal bi ngeen ma dalal fii nii kontaan naa si trop ndax man toujours comme ni ma koy waxee. budul nomination wala budul Pôle emploi man damay sawar trop di wax ci wàllum Sénégal waaye ci wàllum ndaw ñi tamit. parce que ci laa bokk. ndaw la nekk ci réew mi donc daf may neex may gis yeneen ndaw di yëg seen bopp ci état li muy doxal di jaajëfal ki nga xamante ni peut-être moom ma waral yëpp mu di le chef de l'état quoi qu'on puisse dire accordé na benn importance particulière à ndaw ñi démb rek bi ñu recevoir li may wax na ko nee na ndaw ñi nañ ma wax donc ci nañ ma wax boobu noonu mooy ni que bëgg naa ñi fi nekk ñu gën koo dëgëral gën ko doole wala ñu teg fi li nga xamante ni moo ëpp dayoo loolu noonu di remercier tamit structure yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu wër DER 3FPT ANPEJ ADPME APIX ñoom ñëpp seen kilifa yi fa nekk ñu ngi leen di remercier tamit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy liggéeyal saa su nekk mooy les préfets ak li nga xamante ni mooy chargé de clientèle yi nekk suñu wet ADIE comme 3FPT ak ANPEJ yëpp ñu ngi leen di remercier. c'est important ah ñu koy fàttali Souleymane Baldé moom mooy coordonnateur Pôle emploi département bu Dakar di leen wax ni lii mooy numéro bu njëkk mais ubbeeku nañu ci 46 départements yëpp bëgg nañoo dalal kilifa yi nga xamante ni tey président Macky Sall moo leen dénk liggéey bii nga xamante ni ci la ñu nekk tey soxla nañu fépp fuñ ci mën ci toll ñuy fësal li nga xamante ne moom moo ci am tey it dina tax ñeneen ñi bàyyi xel bu baax liggéey bi fi ñu toll ak it fa ñu jëm Sophie kontaan naa lool xam naa ne li nga yoon ci ay questions bëri na waaye bul fàtte ni 46 départements yëpp incha allah daañu leen dalal kilifa yi nga xam te ne ñoo ŋànk projet bi te président Macky Sall am ci maanaam yaakaar bu rëy incha allah daañu leen dalal fii daañu leen seeti également su ko defee Sénégalais yëpp gindeeku ci liggéey bi ci amal ma lay gërëm bu baax maa ngi lay sant Pa Ousmane di jox dig daje ci beneen émission 30 minutes de l'émergence bien sûr et aussi di wax ne képp koo xam ne yor nga kii bu état na nga préparé wu te xam ne mais bien sûr ñoom xam nañ ko sax dinañ leen fëgg dinañ leen seet si su ko defee incha allah ñu ñëw waxtaan ak askan wi waxtaanee liggéey bi nga xam ne moom la ñu leen dénk ndax it communication daf ci am pàcc bu am solo ndax dina tax képp ku ci xamul woon dara gindeeku ci ku ci bëggoon a it xam mbir yi naka la tëddee nga am ci lu leer ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñu doon bàyyee xel ci seen émission bile di 30 minutes de l'émergence daañu dajawaat beneen numéro incha allah dajeeg yeneen ci ay kilifa yu ñu dénk liggéey bi jëm ci xëyu ndaw ñi gërëm technicien yi ci àndal